chapitre maa ngi lay gërëm di la sant jàll ci leneen maa ngi lay gërëm di la sant Alaaji Ibou Fall def politique ñu ne vente de carte lan mooy solos vente de carte parti politique généralement kii parce que responsable yi ñooy ne man jox leen ma ay carte li ciy dëgg parce que xam nga militant yu ndaw yi duñu jënd da ngay gis responsable boo xam ne moo kiy génne ci poosam moo tax ñoom ñuy war di lijjanti xaalis yow carte yi nga ne jox leen ma ko man damay placer ay carte par exemple nga nekk responsable Géejawaay ñu ne Géejawaay seen parti 500 militants la am xam nga yow soo bëgg a wan ne yaa fa moom da ngay ne jox leen ma 500 cartes xam nga te yaa kay fay indi xaalis bi daal di woo gaa ñi bind seen tur mais loolu venez militer en tout cas jàppale leen ma ba suñuy naan kan lañu fiy fal yow la ñuy tudd ñu jël sa photo sa adresse sa kii def ko ci carte bi nga signé waaw en général ñu jël benn parti bi jox la jël beneen numéro carte bi 52 jox la jël 52 bàyyi fii voilà mu nekk nii yow bokk nga ci parti politique bi waaw adhéré nga ci parti politique bi diw parce que xam nga généralement day am plusieurs responsables kii su ñëwee ne jox leen ma 1000 kii ne jox leen ma 5000 te wóor na ne 100 militants rek a fa am xam nga mais noonu la ñuy xëccoo ba ku ne man fii maa fii kanding bi. waaw mais xam nga man xawma vente de carte ñun xale yi tey xamuñu vente de carte léegi est-ce que parti politique yu bees yii nii dinañu def vente de carte. man gëmuma vente. gëmoo vente de carte lan nga gëm. waa ji am xaalis ci poosam. daal di fayal ay militants ne ñii ñooy samay nit parce que su doon def leen di laaj cotisation duñ dem. kenn du yow. mukk yow tamit yow ñii lay ñaan si nga naan leen indi leen seen xaalis donc en général responsable bi mooy jënd carte yi. woo ay nitam léegi-léegi nag da nga ci boole organiser yendu rey benn xar fii waxtaan fii. xawaare michu yi di door dàqee kii ngénte fi mooy ñiy faj soxla yi rek. xam nga kooku su la nekkalee. saa yoo amee soxla. bés bu la nee man bi benn soxla laa am mooy nga bind fii sa tur. xam nga loolu du dara. mais looloo koy may gëdd boo xam ne su ñëwee ne man sama militant yaa ngi nii. liste baa ngi nii signé nañ ko. ñu ni man j'ai 1000 militants. te fii y a à peine 1500 personnes. kon maa fi majoritaire. kon su ñuy naan kan mooy patron. yëmbal ou Guédiawaye yëmbal ki ëpp signature parce que. après dañuy dajaloo. ku ci nekk ne yow ñaata nit nga am. ñaata carte nga placé. waaw léegi man problème bi ma am mooy parti politique yu bees yii. ay parti politique yu bees yu bari yii. man daal li ma la mën a wax. waaw mooy. non mais xam nga carte vente de carte parti traditionnel yi ñoo koy def. mais ci loolu laa doon ñëw. waaw lii ngay dégg ñuy naan ay mouvement xaw ma lan yi ngay dégg. amu ci benn buy nuroog parti politique benn daal. laay mooy nuroog te moo tax xam naa ne nit ñi ñu ngi koy dañ ko commencé ragal muy Pastef parce que ñoom dañuy réunion di kërti di organiser ay cellules di dugg di génn. looloo tax. dem naa Guédiawaye ci ñetti koñ. fu ma jaar rek ñu def fii nii réunion Pastef. je te dis ma wiiriwaat beneen koñ. ñu def fii réunion Pastef ma wiiriwaat jaariwaat beneen koñ. ñu def fii réunion Pastef. ñoo fi kaful. non ba pare taf seen kii foo jaar rek. je te dis ñu tax ñu def ko foofu. ñoom ñoo fi kaful ñeneen ñi ma gis ñiy wootee parti politique dañuy am nu mu tudd récépissé. mais ñoom lijjanti ay poste ak ay. kaay ma gis la voilà ñooñu ñoo fi ëpp. sur les 500 peut-être les 490 yooyu la ñuy dox. jéem a feeñ ci rajo yi wax ci kii dugg fële naa kii. ces partis politiques qui n'existent qu'à la radio et qu'à la télé. voilà et puis 17 kan moo xam ki xam ba président de la république. parce que ci yooyu itam la ñuy dox. comme ça léeg-léeg ñu am benn kii ñu yóbbu la màkk delloo si la kii jox la tuuti ay wecc di new yooyu daal ngay am ñooñu mooy coggal bi. borom mouvement yeeg yooyu. waaw loolu mouvement tel. sur les 500 les 490 au moins. ci loolu la ñu kii. léegi y a peut-être 2 3 4 formations te xam nga lan moo koy firndeel candidature à la dernière présidentielle xam nga su doon parti dëgg taxaw nañu. parti structuré.
structuré ak yëpp. biñ leen di expliquer ne da nga am ay parrainage ak yooyu ak lii ci la ñuy organiser ba taxaw ñi ko fi def ñooñu ngay xam ne mën nga ne c'est de vrai parti. le pur. Pastef parce que Ousmane Sonko a su mobiliser des gens. Idrissa Seck parce que daf yàgg. Madické Niang rusitu PDS la jël. ak Macky Sall nga xam ne moom il a une machine électorale ñoom rek la ak Idrissa Seck. waaw ñi si des ñëpp dañuy kaf. non mais. résultat tous ces leaders engagés nga ne ñi ci des ñëpp dañuy kaf. ànd nañu bi ñu nee présidentielle lu tax nekkuñu parce que c'est la plus sérieuse des élections soo ci mënul dem nga xam ne kay yow deuxième division nga ne voilà. loolu de waaw mais est-ce que aussi jéemuñu leen bloqué parce que. mais li tax juróom ñooñu am pexe jàll. c'est que ils sont structurés. les autres ne sont pas structurés. Ce sont des amateurs. xëy na ñu jàng ci diggante bi mais ca booba. c'était des amateurs des naïfs quoi parce que tam sooy xam nga bubs. sooy songi ci mbër. da nga koy seetlu xam ko. xam moom lan la lay waajal. nga mën a rocci galgal bi. mais su dee li ñu dugal daaneel la. mais ba changer le métier. Attends ce sont pas des enfants de cœur li ñu bëgg nii toog di def di dindi ak di kii. mais caaxaankat ak xale xajul ci bopp xale sax soo xamul naka nga koy wëree. bu yóbboo nga seeti leneen looy def. duñu ay caaxaankat soo ko mënul daal bàyyil. politique du caaxaan. non c'est trop sérieux. c'est trop sérieux la politique elle est trop sérieuse. c'est trop sérieux parce que mooy li ma la wax soo faloo. sooy politique dëgg. ba falu. soo xamul li ngay def. ndogal boo am soo moytul ay bakkan rot. mais ci ngir man maay nekk maire. bëri na xëccoo. bëri na xuloo. bëri na xeex. waxoon naa la ko fi di. waaw mais lan moo ne ci maire yi. benn da ngay surtout bii. d'abord da ngay tekki ci sa gox. da ngay tekki ci sa gox. waaw politicien moom dafa bëgg di tekki. ñaareel bi man ni ma xalaatee ne ko local yi nii. ñoom ñooy joxe départu 2024. local yi ñooy joxe départu 2024. waaw. ku ci ne di nga natt sa doole. ñi parewul dinañ defarwaat ñi pare danañ yokk seen ngemb. waaw seen dëgëraay benn li si des mooy ni ma seenee seen politique bi xam nga parti traditionnel yi nga doon tudd sànq. yëpp dañoo maxe. waaw PDS dafa maxe. waaw PS dafa maxe. dañuy indi. kilif AJ dafa maxe. waaw non yooyu yëpp jeex na léegi lu mel ni PDS. lenn rek moo des mooy kañ lay Ablaye Wade di jox leen ngay doom ji loolu dong moo. mais pourquoi mu war ko jox doom ji. te ñeneen nekk fi xeex bi pendant plus de autant d'années doom ji ñu war ko jox doom ji pour lan ñu war ko jox doom ji. moom yëfam de. waaw moom yëfam. dem na ci kaso def na ci alalam. duma nañ ko. waaw damay laajte rek saaga nañ ko. su ko neexee nag ne li ma liggéey sama doom laa koy jox. d'accord donc. d'accord bu si yow li ngay liggéey da nga koy bëggee joxe ci àll bi. ndono la. waaw. dafa ko war a doon. waaw léegi moom moo ko moom. léegi mais kon yeneen parti yi. parti de masse la moom nuróowul. configuration yi nuróowul. bokkuñu kii léegi bu fekkee ni doom ji mënu cee jot. xam naa mu tëj kër gi rek. dem de toute façon. mais ñi ci nekk ñëpp mënu ko ci jox kenn PDS. xam nga dafa am foo xam ne soo ca tolloo. loo am yaa ko may sa bopp. li dal Idrissa Seck ba mu beddeeku. def sanc réew mi. dal Macky Sall. mu beddeeku def APR. dal Madické Niang. loolu mooy Ablaye Wade defal na leen li mu leen mënoon defal. ba fu mu yem jàngal na leen politique. defal na leen teraanga yóbbu na leen fu ne ci àddina. teete na leen ba ñu mënal seen bopp. waaw léegi kay wàcc na ak ñoom. soit
dañuy continuer dox ci waawam. topp ci gannaaw doom yi niñ ko doon defee. soit ñu jàpp ne ñoom. mët nañu kuy. mënatuñu bokk mbalka góor gi. mooy li ñu def daal di ko song aux élections nga xam ne noonu la mais man je trouve que Wade est logique.